mbokk site internet seen kàddu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëwaat ak yéen fii ci seen émission jotaayu artistes yi jotaayu artistes yi nag tey dañu seet si woon benn artiste bu mag. waykat balam wax man ko naan bàyyi leen seen yaaba ji telaale. salaamaaleykum. bàyyi yéen a ngi ci jàmm. laale mooy baaxu góor man ko naan lii bu doon na lii jigéen sax jeex na ndeysaan. ñu koy wax Balla ñëpp xam nañ ko ci Sénégal rawatina ci Aba Show maa ngi lay nuyu di la sant di la ziar Balla na nga def. maa ngi lay ziar bu baax yow it Fama maa ngi kontaan ci yow di nuyu waa seen kàddu di nuyu àdduna di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp daal tubaarkàlla. naka yi tey baa yaa ngi am jàmm. waaw nii sant yàlla rek ak nekk ci liñ nekk rek mooy toog muñ ak yokku rek di ñaan. waaw Balla ginnaaw bi ñu nuyoo waa Sénégal ba pare mais gis nañ ni temps yi coronavirus bi ak liggéeyu artiste bi doxul. am na lu mu taxawle nag lu baree te du liggéeyu artistes yi rek mën naa ni secteur yëpp taxaw na muy secteur formel comme muy informel waaye gannaaw natt bu ñëw la ñu nit dañuy accepter rek daal di bokkandoo ci loo bi ñuy arrêté mais bokkandoo ci loo bi xeex aussi. Boy Melax ngir ma nettali leen tuuti ci CV wam athlète la woon athlétisme ba mu daan def Boy Melax balaa maa sori sax saa yu ma nee Boy Melax dafa damaa bëgg ngeen wax ma gaaw Boy Melax dafa. Boy Melax dafa ci athlétisme bi day taxaw nii ci piste bi ñu tiire balu pistolet ba tellu ñoom ñëpp ñu songu piste bi Boy Melax dana daw ba arrivé photo ñaari photo dugal Facebook tontu 9 message WhatsApp seetaan ñaari vidéo 6 minutes YouTube 2 bi soog a egsi. ñu ngi la gën a xam ci Aba Show Aba Show nekk émission boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy seetaan buñ ci lañ la gën a ràññee quoi yow ak Aba Show lan la. waaw man ak Aba Show donc Aba Show concept la mais équipe la donc équipe la boo xamante ni comme son nom l'indique Aba Show Aba mooy njiit gi mais maanaam bërëbu liggéeyukaay la boo xamante ni maanaam xeex la xeexu stress bi ci réew mi xeexu coono yi ci réew mi xeexu ñàkk jàmm gi ci réew mi loolu mooy suñu combat donc concept boobu la ñuy défendre couleur boobu la ñuy défendre moo waral ñuy def émission Aba Show bëgg aussi relever le défi de l'excellence mooy monde humouru Sénégal ñu fexe ba aj ko fu mu yeggul loolu mooy concept Aba Show bi donc muy émission boo xamante ni mën naa ni c'est trop suivi gars yi ñu ngi koy xool bu baax a baax donc nag mu nekk ay mbir daal yoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi ciy góorgóorlu di jéem a satisfaire le public sénégalais loolu daal mooy Aba Show. dëgg la parce que gis nañu nit ñi ñu ngi koy suivre bu baax a baax ba tax na am na sa xarit sa doomu nday boo xamante ne nii sax defe naa ne mi ngi Sen TV di waaj a def foofu moom tamit beneen show mais est-ce que moom yow pare nga pour dem soutenir ko wala moom bu la woowoon ndax di nga dem. Ibou Ndim il s'appelle mi ngi Sen TV donc moom itam ñu bokkandoo woon Aba Show bi. depuis bi ñuy njëkk def Aba Show je pense bi ma fay njëkk bokk boobu tudduloon sax Aba Show Sen Comedy Show la tuddoon nekkoon biir Sen TV donc ñu jógee Sen TV dem 2S TV àndaat ak Ibou Ndim moomu jógee waat 2S demaat TFM àndaat ak Ibou Ndim moomu donc bu ñu demee ba mu xalaat moom itam relancer li amoon biir Sen TV donc da ciy am solo parce que du concurrence du xëccoo du ay maa def lii kii def lii wala nangam mbir mi mooy monde humouru Sénégal ñu fexe ba mu màgg ba mu yokku Ibou Ndim def man ma def fële keneen ak keneen def fële parce que damay organiser ay show yoo xamante ni même si c'est pas à la télé ñu ngi koy def suñuy koñ Général Kayré day def ay show yu mel noonu Singom day def show yu mel noonu ñeneen ñi nekk ci équipe bi ñëpp dañuy def show yu mel noonu donc c'est normal que Ibou Ndim def bu mel noonu et buñ ci woowee insha allahu rabbi bu njëkk bi xat moo tax demuñu mais beneen bi ci topp ñun ñooy dem àndandoo sotoo ko ndax bii sotoo nañ ko lenn rek a ci desoon mooy jour yi ñu dem presté xat moo taxoon defuñu ko et beneen bii di ñëw insha allahu rabbi boo ma fa gisee rek xamal ne waxoon naa la ko comme nañ naan ku ma fa dëgg nee ma massa te bu keneen organisé woo ma dem ca monde humour la ñuy défendre pas diw wala diw ak diw. waaw ñun ba tey dañuy dégg rek ci Aba Show ñu ne yéen gisu leen seen bopp ci Aba Show parce que en général bu ngeen demee bu ngeen joué ba pare jógu paas ak leneen jox. Aba Show entreprise la entreprise la boo xam ni boo fa demee amul prestation bu nit di jouer après dem ñibbi noonu ñu naan la wow na wala tooy na wala c'est-à-dire nangam ak nangam donc entreprise la veut dire dañuy liggéey dañuy fayeeku nit ki nag li nga liggéey loolu ngay fayeeku alors bu ñu ñëwee nee ma diw mii wala diw mee nee na amu fa
nangam wala def na lii ba pare dem ñibbi ñu koy xool wala paas kese lañ ko jox ma ni ko diw moom waxul lu am parce que man maay responsable comédien yi man maay def sélection bi maay def liste bi maay gérer répétition yi gérer direction artistique bi jour ji ma gérer chronogramme bi envoyé ko loolu laa seq ak ñoom après liggéey fa sama prestation mu jeex bu ñu paree ñu jogaat xaalis bi sama loxo kenn ku nekk man la sa cachet ngi nii nga signé fii ñu dem suñu yoon donc amul benn peut-être ay waxu biti la xanaa ay wax yoo xam ni ku koy wax nekku fa mais loolu moom je peux vous assurer ça waaw. dégg naa foofu dafa bëri coow waa Abba Show dégg naa ci Abba Show bi noonu avant muy commencer bu ñu ñëwee dañuy wax dañuy werante affaire xaalis dañuy xuloo di dàggasante waaw waxi Sénégal yooyu la yooyu moom du ma bett xam nga lan laa déggagul ci réew mi fii Balla ak Abba ak ña nekk ci équipe ba ëmb nañ ba wasin suba la ngéntali loolu lañ déggagul donc lu nekk dañ koy dégg par rapport ak loolu mais n'empêche que équipe bi li fa nekk ba léegi moo fa nekk et pour te rassurer pour wan la ni jàmm ak salaama faam liggéey moo ñu boole woon au début mais on est devenu une famille boo xamante ni dañuy dem leen teg di dikkalante amul lu may dugg te équipe bi yëguñu ko amul lu kenn ci équipe bi di dugg te ñun yëguñu ko muy responsable ba muy keneen ka ca topp muy keneen ka ca topp muy ña ca nekkandoo ñëpp ba ci sax cadreur yi nga xamante ni seen yoon nekku ci seq nañu tey ay liens yoo xamante ni liggéey bee ko boole woon donc kon ñu seq jàmm jooju du ñu xëccoo ay xaalis am de. dégg naa fan yee am nga sa ñaari gel yu doon xeex ndax yow. waaw loolu tamit mooy li ma wax rek maanaam di wasin na mi suba la ngénte wala ginnaaw suba loolu donc lañu waxagul ci Balla wala ci keneen ak keneen. donc milieu bi déedéet dama ni man damaa mën a doxaan waaye yàlla daf ma nattoo benn mbir boo xam ne mooy bugguma ku ma joxoñ baaraamu tuuma bu ma la doxaanoon yow mii. ma dem gis keneen ku ma nopp balaa maa doxaan kooku dinaa la bàyyi yow mii dem ci kooku xam nga lu tax boo wexee dunk da nga xam sa bopp léegi nag man ay wax yu bari day ñëwaat ci man yow loolu nga jot ay waay man jot naa pire su ma la ko waxoon réew mi xar jot naa pire mais du ñëpp ngay tontu comme li ñuy wax boo yéeg ci garab di dégg ñu naan ay kii mi ngi lay sànni xeer ngay wàcc di for di fayuwaat day metti doo gaaw a yegg ca kaw da ngay gëm rek di muñ di dem li ngay def parce que après tout lu mu mujj fu mu munti mujjee tamit dañuy ñëwaat ci yow mooy li ñu naan ay cër yee bañ xol ya nangu nañ xam nañ li nekk ci biir xol yi. kon fi mu toll nii ñaata nga yor. fi mu toll benn ma wax turam. allez-y pour wane ni man pare naa. waa léegi comme que yow responsabilité bi boobu yëpp yow yaa ko yor ci Abba Show maanaam yow tey seen répétition yi nan lay demee. alors li ñuy njëkk def li ñuy commencer mooy déjà préparer équipe bi veut dire ñu ne par exemple dañuy def Abba Show jour nangam. alors ñun ñëpp staff bi ñu toog wax ci donc équipe bi yëpp ñu toog wax ci ak kilifa yi nekk télé baak yooyu ñu ne ma yow kan mooy sa équipe ci laa naan diw mooy ñëw ak diw ci comédiens yi ñii ñooy ñëw donc su ma choisir nombre ba pare daal ni leen dinaa programmer 2 jours répétition pas pour corriger li ñuy def mais pour mettre ko ci condition bu gën a normal wala condition télé aussi parce que li ci monde spectacle ci biti wala plein air bokkul ak monde émission alors ci loolu la ñuy orienté waat gars yi après bu ñu paree ñu def filage technique boo xamante ni ñun ak réalisateur bi la ak technicien yeeg affaire yooyu bu ñu paree nag léegi soog a entamé suñu spectacle donc répétition yi du dara lu dul da ngay ñëw proposer li ngay def ñu jéem arrangé waat écriture texte bi arrangé waat les déplacements scéniques ak affaire yooyu par rapport ak suñuy cadre ak suñuy. kon daal su ma la déggee dafa mel ne kenn ku ci nekk yow yaay liggéey sa yëf. waaw kenn ku ci nekk mooy ñëw proposer donc am na ci ñoo xamante ne aussi dañuy ñëw proposer nangam mais dañuy gis ne mën nañu def lu ëpp loolu. ñu ne leen li ngeen indi nii dolli leen ñu leneen lu ko gën a neex wala ñun ñu proposer ni par exemple nañ ci dolli 2 wala 3 wala nangami ay histoire ñu def ko parce que on voudrait que ça soit beaucoup plus professionnel et beaucoup plus ouvert donc ouverture bi nag mënul yam ci par exemple léeboon lippoon mën nga ñëw ni léeboon benn nangam mais ki toog di seetaan amaana moo la dàq lépp et artistiquement da nga war a fexe ba génn ci loowu ki toog di seetaan donc li ciy baax mooy nga approprier histoire bi mu nekk ay histoire vécue comme li ñuy wax l'homme rit ses propres bêtises donc loolu ngay ñëw fexe ba teg technique yooyu comme ni ko sama benn professeur daan waxee kenn ku nekk am na don ci li muy def léegi nag pour ñu mën a avancer mu nekk talent il faut ñu boole ko technique donc technique boobu rek la ñuy indi mottali ko ci humoriste bi ñëw mu boole ko don beeg technique bi mu jox ko talent ñu def spectacle bi. ok mais Balla man dama gis ne yow ak Will seen duo man daf ma neex te aussi sénégalais dañ koy cons normal quoi. da ngeen déggoo ça arrive ci milieu bi nga daje koo xam ne du question yàgg liggéey sax des fois nga yàgg liggéey ak nit te seen duo du demee noonu wala seen trio mais
man ak moom dañoo am loo xam ni contraste la. contraste mooy par exemple nga boole ñaar yu bokkul nga boole plus ak moins après moo lay jox beneen affaire boo xamante ni lu doy waar la donc te humour loolu la humour da ngay boole ñaar yu bokkul rek nga am lu humour bi du ay ci tenue bi du ay sol ay lu ngandeek affaire yooyu on respecte bien nos vieux ñi fi nekkoon sunu papa yeeg sunu maam yi ñoom ñoo xàll yoon bi ba ñu ñeme tey mais humour bi dépassé na foofu quoi monde du sol caaya sol faaru mbaam après def ay affaires yoo xamante ni ay wangeetoog yooyu dépassé na loolu quoi ñu baal ma ci kàddu gi mais dépassé nañ monde boobu donc humour léegi dafa am beneen vision contraste la fàttali nit ki lu muy def ci ay bêtises la rek ñu tàllal ko après nga gis ci sa bopp looloo ci extraordinaire et man ak Willy dañu am contraste boobu quoi moom moo waral duo bi en plus dañoo yàgg tamit moo waral duo bi di xaw a jaar yoon tuuti. d'accord yaakaar naa ni kàddu yi leer na te sénégalais yi aussi dégg nañ ko kon Balla ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ñu ngi lay sant di la gërëm. di kontaan ci yéen waa seen kàddu di leen ñaanal yàlla na liggéey bi yokku jàngoro ji fi dugg nii ñun ñi ci muccagum yàlla nañu yàlla muccule ba faaw ci jàngoro ji ak képp ku ci mucc rek yàlla na la yàlla muccule ñi mu tëral yàlla na leen yàlla faj ba ñu wér mën a delluwaat seen i activité tabaarkalla